ci li ci gën a fës juróom-ñeenteeli forum mondial ndox bi nga xamante ne clôturé nañ ko démb ca Dakar bokk na ci résolution yi créé benn panel international boo xamante ne rek dañ ciy waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum investissement wu ndox ci Afrique beneen forum bi nag ki koy organiser di Indonésie bu 2024 lay doon njiitu réew mi Macky Sall ñu ngi koy xaarandi tey jii ci Foundiougne ngir inauguration pont Foundiougne bi nga xamante ne bokk na ci gën a mag ci Afrique de l'Ouest mu di soulagement pour askan wi nga xamante ne rek ñoo fa dëkk di sàkku rek ñu fexe ba tarif yi ñëpp mën see gis seen bopp ñaareelu pàcc xibaar yi xibaaru bitim réew lay doon ak xibaaru tàggat yaram ak Égypte bi nga xamante ne rek mujj na am ndam ci Sénégal ci match barrage aller bi nga xamante ne rek ñu ngi ko doon amal nes tuut ñu faram fàccal leen ko. Safietou Bandiaye ci micro bi Chérif Bekay Diallo ci xarale ki ñu dooree ko ak juróom-ñeenteelu forum mondialu ndox bi nga xamante ne rek ibbi nañ ko depuis altine bi weesu ñu budd ko clôturé démb mu di benn ci résolution yu am solo yi nga xamante ne rek amal nañ ko wala benn ci ndogal yu am solo yi nga xamante ne rek jug na ci boobu le ndaje moo di rek ñu créé benn panel international boo xamante ne rek day ñeel lépp lu jëm ci wàllum investissement wu ndox ci Afrique mbébét bi rek moo di mobiliser lu toll ci fanweeri milliards ci suñuy koppar fii ak atum 2030 yeneen i engagement itam jël nañ ko foofule nga xamante ne rek ñu bëri ànd nañ si rawatina nag kontaanoon nañ itam ci li nga xamante ne rek moo ñeel organisation boobule forum compte rendu Younoussa Baldé. comité d'organisation ñeel juróom-ñeenteelu forum bu ndakaaru ñu soxol ndox mi nee na bilan bu positif la ñu am Abdoulaye Sène co-président forum bi la. juróom-ñetti junne nit daje nañ fii ci Diamniadio bokk ci waxtaan yi bokk ci li nga xam ne mooy exposition yi boole seen xalaat ci li nga xam ne mooy suñu yéene ñun ñëpp fexe ba ndox nekk loo xam ne fépp foo xat yitewoo na ko mu mën caa jot ci anam yi gën a sell. résultat yi ñu am ci forum bi daañu ko porté ci agenda mondial soxol ndox mi ci noone ñu créé ab panel international soxol investissement ci wàllum ndox fii ci Afrique. président la moom moo koy jiite ak président Namibie ak itam président Pays-Bas la tax ñu def kuréel boobu moom mooy yokk financement yi nga xam ne war nañ ko mën a jagleel wàllu ndox waaye wàllu assainissement itam loolu di résultat bu am solo. forum bu ndakaaru am na déclaration boo xam ne juróomi axe la am Patrice Lavar co-président forum bi la. L'eau pour le développement, l'eau pour la paix, l'eau pour le bien-être. Donc c'est ce qui est au cœur de la déclaration de Dakar. ci noonee gaa ñi joxante rendez-vous ci atum 2024 ngir fukkeelu forum bi te ñu war koo amal ci Bali capitale Indonésie. Younoussa Baldé ñu wax ci leneen njiitu réew mi Macky Sall mi nga xamante ne rek ñu ngi koy xaarandi tey jii ca Foundiougne ngir inauguration pont Foundiougne bi nga xamante ne bokk na ci gën a mag ci Afrique de l'Ouest li ñeel rek askan wi maanaam population bi dëkkee foofule li ñuy sàkku rek moo di rek ñu fexe ba li nga xamante ne rek moo di tarif péage yi nekk loo xamante ne rek ñëpp dañ ciy mën a gis seen bopp ñu ngi rafetlu bu baax a baax rek li nga xamante ne moo di inauguration pont boobu ñu jàpp ni rek dina am lu bëri loo xamante ne dina leen ko teggi ci coono maanaam daal dina leen soulager bu baax a baax ñu teewlu ci loolu Aliou Badara Sonko. mu nekk pont bi nga xamante ne mënees nañu wax ni moo gën a rëy ci sous région bi waaye tamit moo gën a gudd ci Sénégal mu toll ci 1500 mètres. pont bu Foundiougne mu nekk doléance bi nga xamante ne askan wi yàgg nañ ko jàmbat président Macky Sall ci nguuram daal di koy réaliser mu nekk infrastructure boo xamante ne sax dana gën a yombal dem beeg dikk bi rawatina ci ñi nga xamante ne ñoo dëkkee ci îles yi Saloum waaye tamit yombalal dem beeg dikk bi ñi nga xamante ne souvent ñooy faral di dem Gambie askan wi ci seen wàllu bopp jàpp ni sax bii le pont dana gën a ful li nga xamante ne mooy koom-koom gox bi ndax activité commerciale yi dana gën a mucc ayiba ay waxtu yu néew des ngir président Macky Sall ñëw inauguré grand pont bu Foundiougne jamono ji askan wi lenn rek la ñuy xaar mooy président Macky Sall mu daal di dëggal li nga xamante ne moom la Abdou Latif Coulibaly waxoon mooy que tarif yi daañu ko wàññi. jërë ngeen jëf ki nga xamante ne rek moo di Aliou Badara Sonko ñu wax ci rapport 2019 bu fonction publique bi nga xamante ne rek publié nañ ko ba présenté ko démb rek ki ko def di direction générale bu fonction publique mu am nag ay chiffres rapport yooyu la yu ñu fësal mu ngi toll rek si ñaari junneek juróom benn téeméer rek juróom-ñaar fukk ak ñaari agent yoo xamante ne recruté nañ leen ci atum 2019 ci date boobu itam am na limu totalu agent yoo xamante ne agent fonction publique yi nga xamante ne rek mu ngi tolloon
si téeméer rek ñeent fukk ak juróomi junni ak lu topp ci ay fonctionnaires boobule outil nag suñu sukkandikoo ci directeur de cabinet bu ministre bi yore lépp lu jëm ci wàllum fonction publique day tax rek ba ñu gën a faciliter maanaam yombal lépp lu jëm ci wàllu management effectif yi leeral yi dañ ciy ànd ak Ndeye Khady Diouf. ci atum 2019 ñiy liggéeyal nguur gi yëpp tolloon nañu ci téeméer ak ñeent fukk ak juróomi junni yu tegal ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett ñu wax ne lu toll ci ñaari junni ak juróom benn téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar jot nañ leen recruter yeneen ñaari junni ak ñeenti téeméer ak fanweer ak benn ci lu soxal wàllub njàng ak njàngale li ko wane di rapport 2019 bu fonction publique. may nañu ñu xam ñoo xamante dañuy wut liggéey te bëgg a liggéeyal fonction publique ñan lañ toll. may nañu ñu xam ñaata la ñu recruter 2019 boo boolee effectif administration yi téeméeri junni ak juróom-benn àgg na ko. muy rapport boo xamante ne ni fësal na ni ñu bëri ñuy liggéey ci administration bi ay ndaw lañu. ndax ñu si ëpp amuñu ñeent fi at ak juróom. directeur de cabinet bu ministre bi xamle ne rapport bi ci lu ñu mën a sukkandiku la. il contribue à asseoir un mécanisme. lii mën nañ see jëfandikoo ñeel lépp lu jëm ci wàllu gestion effectif yi niki noonu ay emploi ñeel fonction publique bile. fonction publique sénégalaise. ci juróom benni poñ nag la ñu daal di tënk bile rapport nga xam ne dañu koo jagleel décideur public jàngalekat yi ñi nga xam ne dañuy gëstu ba ci agent de l'État yi. Ndeye Khady Diouf ay jàngalekat yu kontaanul ndax nag nguuru Sénégal dafa comp ci seenu salaire secrétaire général bu syndicat autonome bi yëngu ci wàllum développement ak éducation waaye itam formation ci benn tournée bi mu doon amal ci biir réew mi xam ne ni rek lu ni mel dafa di provocation boo xamante ne rek dafa jugee ci nguuru Sénégal muy woo nag ñi nga xamante ni ñoo di autorité yi ñu gaaw delloo leen koppar googu nga xamante ne rek comp nañ ko ci seenu salaire Mbaye Sarr ñu teewlu ko. jàngalekat yu ci bari fu nekk ci réew mi ñu ngi ñuy oo di ñu waxal ne dañoo constaté ay coupures ay ponctions sur leur salaire ci weer wi ñu nekk ni mu nekk nag mbir mu yéeme mbir mu doy waar loolu moo tax ñu ngi wax le gouvernement du Sénégal ci nu mu gën a gaawe na delloo somme yooyu nga xamante ne bi moom la prélevé de manière injuste et illégale sur les salaires des enseignants waxtu bi ñu nekk nii kenn ku ci nekk muy parent d'élève muy acteur de la société civile yaa ngi ñaan yàlla njàng mi ak njàngale mi nekk ci dal te lii provocation la bu nga xamante ne bi kenn ci ñun mënu ko muñ ba tax na ñu ngi wax jàngalekat yi dès la semaine prochaine fépp fu ñu mën a nekk dans le Sénégal nañ dakkal évaluation nañ ko arrêté ñu préparé wu pour encore à nouveau ñu combattre le gouvernement par rapport à cette forfaiture là nga xamante ne moom la gouvernement bi def. ñetti weer rek des laata entrée en vigueur loi bu bees loi bi ñeel rek code de la presse bu bees bi fii ci Sénégal enrôlement professionnel ou information ak communication bu mel ni rek ñu ngi koy wéyal ci région yi boobule commission bi nga xamante ne rek Daouda Mine moo ko jiite mu ngi woon ca Louga jot nañoo rek nemmeeku ni am na ay correspondants régionaux yoo xamante ne rek jotuñoo fay frais d'enrôlement yi ndax rek fonds d'aide à la presse bi occasion boobu itam nekkoon lu ni mel nekkoon na itam occasion pour ñi nga xamante ne rek ñoo di professionnels yi nga xamante ne rek jot nañu bindu ñu gën a xam avantage wala sax ñu gën a xam lépp lu ñeel utilité boobu les cartes nationales professionnelles waaye nag ñu ngi leeral ni rek commission bi moom ci boppam rek laat après li nga xamante ni moo di opération bi ay dépôt dina wéy rek ngir gën a mën a permettre képp koo xamante ne ku bees la wala jotagoo def lu ni mel nga mën a fexe rek ba jot ci carte nationale professionnelle de la presse boobule Galaye Sylla moo ñu teewaloon foofu li ca Louga. ñetti weer rek des ci ñu tàmbalee doxal loi bu yees bii di xàjjale ki nekk ak ki nekkul journaliste commission bi ñu dénk taaral métier mi la ñëwoon ci diwaanu Louga ngir yombalal way taskatu xibaaru gox bi seeni dépôt ngir mën a jot ci kayit wi tax ñu mën a wéyal seenub liggéey ci mille métier Daouda Mine. à partir du 1er juin 2022 li loi bi tëral moo di képp ku nga xamante ne nee nga journaliste nga wala technicien des médias boo demantee ci benn manifestation wala ci benn endroit public wala privé bu nga xamante ne da nga fay uti ji information carte boobu lañ lay laaj datuñu la laaj te sa carte maison tey jii fii ci Louga rencontré nañ gouverneur nekk ku nga xamante ne accueillir nañu accueil bu am solo engagé wu à ce que à partir du 1er juin moom si boppam fii ci région Louga en tout cas dina commencer appliquer li nga xamante ne moom mooy décision yooyu nga xamante ne commission bi jël na ko. ki jiite bile commission nag ginnaaw giseem ak gouverneur bi fàttali na tànneef yi tax ñu mën a jot ci carte nationale de presse bile. boo jëlee article 4 code de la presse daf ne journaliste bi mooy ki nga xamante ne dafa génn école de formation en journalisme reconnue par l'État fekkee ne génnoo école de formation il faut nga am licence dans n'importe quelle discipline toftal ci ñaari at yu nga xamante ne da nga dugg ci benn entreprise après ñu tàggat la fa pendant ñaari at
su fekkee mataloo ñaar yooyu yëpp il faut nga am fukki at yu nga xamante ne dañ la tàggat ci benn rédaction ñu former la foofu après nga doog a ñëw pour mën a am carte nationale de presse. ginnaaw Thiès Tambacounda Kédougou ak Louga nag ñuy xaar commission bi ci yeneen régions yi nekk ci réewum Sénégal Galaye Sylla Louga Zik FM. Galaye Sylla ñu wutali Ziguinchor jël rek ay xibaar ci procès bu ñeel massacre boo fa Bayot ci juróomeelu fanu boobu les procès ay témoins yoo xamante ne bokk na ci ay rescapés boobu les tueries jot nañoo rek dem ci bar bi ci chambre criminelle bu Ziguinchor mu mel ni nag dégg nañ fa ay récits yu daw yaram loolu ak itam ay jafe-jafe wala sax lu metti li nga xamante ne rek ñooñu di rescapés yi jot nañ ko dund mu di nag loo xamante ne da woon na yaramu assistance bi fa nekkoon ñoom ci seen bopp nag ñëwaat nañ ci li nga xamante ne rek moo xewoon ak bi ñu nekkee ci loxo yi ñi nga xamante ne rek ñoo attaqué woon foofule wala ñoo amal massacre boobule ca Boffa Bayotte ñu desandi foofule ca Ziguinchor wala sax ca Casamance ak Aminata Assome Diatta mi nga xamante ne mooy ministre bi yore lépp lu jëm ci wàllum jaay bekk jënd bekk entreprise yu ndaw yeeg yu digg doom yi mi nga xamante ne mu ngi woon ca Sédhiou ci aljuma ji foofu nag jot naa lancé benn projet boo xamante ne rek projet d'appui la bu ñeel lépp lu jëm ci wàllum compétitivité filière anacarde waaye nag lu tax mu taamu Sédhiou moo di rek région boobule moom képp am na lu toll si ñeent fukk ak juróom boo jëlee téeméer bu nekk ci production nationale anacarde exportation yi nag kon jóge nañ ci juróom fukk ak juróom benn junni tonnes ci atum 2017 dem ba ci lu ëpp juróom ñetti fukk ak ñaari junni tonnes ci atum 2021 projet bi nag dinañ ko fexe lawal ko ci bépp région boo xamante ne rek yëf yi dafa la laal Aminata Assome Diatta di jëwriñ bi yore lépp lu jëm ci wàllum commerce ak entreprise yu ndaw yeeg yu digg doom yi ci micro Ibrahima Diallo. kon nag ñu ngi gërëm ñëpp di wax ne gis nañu jéego yi nga xamante ne filière bi mu ngi koy def ndax bu ñu fàttalikoo 2017 li ñu amoon ci anacarde loo xamante ne bind nañ ko ci statistique 56 tonnes la ci base résultat yi ñu am nag ci la ñu mën a sukkandiku ba élaborer projet bi muy projet boo xamante ne état bi tamit gis solo gi mu décidé ne du ci xaar kenn daf koy financer bopp ñu tànn nag Sédhiou pour lancer projet bi ndax xam nañ ni Sédhiou moom mooy région bu jiitu ci wàllum production ndax en 2020 am na benn étude boo xamante ne USAID ak Banque mondiale def nañ ko waaye ñu gis ni boo diggante 17000 ak 18000 tonnes yi nga xamante ne moom mooy ci anacarde mu ngi jóge fii ci Sédhiou donc tey jii la ñuy tàmbalee projet bi ndax lancé nañ ko fii dinañ ko déployer tamit nag ci yeneen région yi nga xamante ne dañuy produire lu ci mel ni Kolda lu ci mel ni Ziguinchor lu ci mel ni Fatick di wax ni projet bi nag comme ni ngeen ko gisee dina am ay formation dina am ay encadrement dina am formalisation maanaam dimbali ñi nga xamante ne ñoo nekk acteur ñu créer ay structures yoo xamante ne dinañ mën a neex a gunge. xibaaru bitim réew. xibaaru biti réew dañ koy door rek chef d'état wu CEDEAO yi nga xamante ne rek ñu ngi daje woon ca Accra ca Ghana ci aljuma ji ngi rek beneen sommet extraordinaire boo xamante ne rek à huis clos la woon. ñoom nag jot nañu examiner situation ba ca Mali Burkina Faso waaye itam Guinée. ñetti réew yoo xamante ne rek dañoo dund coup d'état militaire waaye nag sanction yi ci Mali ba léegi rek dañ koy maintenir ca Burkina Faso ak Guinée moom mu mel ni rek dañ leen fixer benn ultimatum. ñu utali Russie nga xamante ne rek door na benn opération militaire bu ñu qualifié de guerre ñi ko qualifié guerre nag di ñu ëpp ci puissance étrangère yi boobu ak léegi def na fanweeri fan ak benn ci. samedi 26 mars bi nag président américain bi di Joe Biden mu ngi wéyal visite bi ci Europe ci jamono bi nga xamante ne armée bu Russie ñu jéggalu moom nag mu ngi concentré lépp li nga xamante ne rek mooy kattanam ci offensive bi nga xamante ne rek mu ngi koy amal Emmanuel Macron di président français bi moom nag annoncé na que am na benn opération humanitaire exceptionnelle boo xamante ne ñu ngi koy waajal ak réewu Turquie ak Grèce ngir rek mën a évacuer Mariupol ñu jeexal ak tàggat yaram ci tënk barrage coupe du monde Qatar 2022 Sénégal bi nga xamante ne rek ñàkk na première manche face ak Égypte si benn contre son camp boo xamante ne Saliou Ciss moo ko def tax nag boobaa Égypte am 1 but Sénégal am 0 laata rek match retour bi nga xamante ne rek war nañ ko amal fii ci Sénégal ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars ci xibaaru tàggat yaram boobu sax dañuy ndax képp xibaar yi Safiatou Bandiaye nekkoon ci micro bi Chérif Bekay Diallo ci xarale gi ñu leen di jaajëfal bàyyi leen nag ngeen wéyal programme